طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ñu ngi fii ci Rufisque ni ngeen ko gisee ñi staan à travers Dakar Buzz TV ñu ñëw nag daal di xaar ki nga xamante ne doomu Sénégal la Gaynde Njaay la mu def jalooro bu ne ci football tey nga nekkoon aéroport ci suba ba léegi monsieur Thiandoum nan nga gisee accueil chaleureux bi nga xamante ni moom la doomu Tëngéej di réserver ki nga xamante ni mooy Pape Bouba Diop. waaw bi ma dugg see HLM sama yaram dafa daw ndax boo xoolee tey sa càmmoñ nga xool sa ndeyjoor nga gis góor ak jigéen mag ak ndaw toute génération confondue ñu ñëw di ko rendre hommage nga gis également ASC bi nga xam ne moo ko révélé muy ASC Ndefane ñu sol ay maillot ñoom tamit di ko rendre un dernier hommage loolu mooy wane ni tey Pape Bouba est une fierté pour la ville de Rufisque c'est une fierté pour le Sénégal tout entier mais également Pape Bouba symbole la légende la parce que tey li nga xam ne moom la def moom moo waral mu am li mu am lii du hasard du chance mérite la parce que il a honoré toute la nation sénégalaise rappelons que Pape Bouba tey 63 fois sol na ko maillot équipe nationale dugal na 11 buts te pourtant milieu défensif la woon te fu ko patrie bi wooyee mus na wuyu si nekkoon jàmbaar nekkoon gaynde ci biir terrain mais Pape Bouba dafa yor ñaari jikko gaynde buy football yor jikko xar bu nekkee ci biti mooy nit bu yaru la nit bu dal la woon en dehors du terrain et c'est cet exemple là que les jeunes doivent suivre parce que bu nekkee ci terrain lépp lu nga xam ne entraîneur am soxla na ko ci moom da koy dem ba jeex mais bu génnee ci terrain bi doo ko dégg ci lu ñàkk fayda doo ko dégg ci dara dignité ci la dund ci dignité ci la dem parce que feebaram yàgg na mais siiwalu ko ay mbokkam siiwaluñ ko moom moo bindoo noonu ay mbiram moo bindoo noonu parce que tey tànk yi nga xam ne moo ko jox teraanga bu mu am tànk bi nga xam ne moom moo ko jox tey aura bi mu am à travers l'Afrique et le monde tànk yooyu ñoo dem ba lompañ ba bañ bëggul ku ko yërëm bëggul ku ko ni andeysaan ci dignité boobu ci la dund ba yàlla suñu borom jël ko mais dafa am lu nga xam ne symbole la bu yàlla suñu borom di wane le 31 mai 2002 ajjuma la woon ajjuma xol yëpp sedd góor ak jigéen mag ak ndaw président de la république ba ci suuf ñëpp di fecc doom di fecc baay du fecc te doom du ne baay lu tax ngay fecc booba Pape Bouba moo bégal àdduna tey ji nekkaat ajjuma mbégte ma ñu amoon soppeeku nekk naqar tey ak tiis loolu mooy wane ni àdduna ñaar rek moo fi nekk bànneex ak naqar dundal nañu bànneex dañuy ñaan bànneex boobu ñu amoon ajjuma jooju ñu gagné France te mu dugal bi yàlla na am bànneex bu toll noonu ci biir bàmmeel je pense que loolu rek lañ ko mën a ñaanal tey le président élevé na ko à titre posthume au grade de chevalier de l'ordre national du Lion il le mérite parce que tey Pape Bouba quoi qu'on dise il restera à jamais et à jamais dans les annales du football sénégalais pour avoir été le premier buteur sénégalais en phase finale de Coupe du Monde. sportif bi nga ne dañ ko koy dippee foofu sa jam ñaajo noo ko gisee tamit. waaw xam nga en fait je ne sais pas si les gens ont bien compris le message du chef de l'État parce que am na lu nga xam ne moom la ñu tuddee le musée de l'international le musée des sportifs loolu le président wax ne dinañ ko ériger à Diamniadio man dafa bokk ci li nga xam ne bu ngeen dégloo suma interview ci fan yëpp dama wax ne tey war nañu am un musée de l'international un musée de l'international mooy lan mooy barab bu nga xam ne dañu fay mandargaal ñi nga xam ne def nañu ay jaloore ngir seen réew je pense que tey Pape Bouba def na lu nga xam ne génération yi di ñëw suñu duggee ci musée boobu dinañu xam ne Pape Bouba Diop est le premier buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du monde de football il est le meilleur buteur à l'heure actuelle du Sénégal en phase finale de Coupe du monde de football je pense que loolu yëpp dañ ko war a retenir mu nekk ku nga xamante ni nii France mi ñu colonisé woon keroog
Pape Bouba moo ñu décolonisé France bi ñu amoon complexe ci moom keroog Pape Bouba moo ñu décomplexé devant la France. Et quelle France? La France vice-championne du monde. La France avec à son attaque 3 buteurs qui à eux seuls avaient marqué 90 buts en une saison. Mais Pape Bouba moom moo faj bu mu gàcce yooyu moo ñu tàggale ak njaam suñu diggante ak France moo tax tey honneur bu ñu ko rendre mérité na ko parce que c'est un soldat qui est tombé sur le champ de bataille. Et je pense qu'aujourd'hui Pape Bouba est au panthéon des immortels. Il est immortel, c'est pas que deewul mais il est immortel parce que bàyyi na ci ginnaawam lu histoire dootul fàtte. L'histoire retiendra toujours que Pape Bouba moo fi def lii. Donc je pense que tey à 42 ans rek la am mais li mu dund tey li nga xam ne def na ko ci àddunaam nit dund na 100 ans te defu ko li mu am nit dund na lu ko ëpp te amuloo ko kon war nañu dellu sant yàlla ñaan yàlla yàlla teeru ko àjjana njaboot gi mu fi bàyyi aussi yàlla def ci teg ci loxo il n'a qu'un seul rêve qu'il n'a pas réalisé, c'est de gagner la Coupe d'Afrique pour le Sénégal loolu rek lu deful mais leneen lu Sénégal di def na ko. Il a bourlingué partout. Pape Bouba carrière am dafa nekk une carrière atypique Ndefane la jógee dem Jaraaf junior ñu déclassé ko mu dem senior football fa 2 ans dem Suisse jóge fa ñëw Lens toj Lens jóge fa dem coupe du monde toj coupe du monde jóge coupe du monde dem Fulham toj ko il a fait 74 matchs à Fulham. Il est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe-là et pourtant c'était un milieu de terrain. Donc ça veut dire que nit la bu nga xamante ni nii gabareem ak ni mu toll ak qualité yi mu am ci joueur rare na nga nekk 1m95 am kilo yi mu amoon macha allah ba pare moom sa yaram ni mu ko moomee woon. Des athlètes comme ça le Sénégal en manque, des milieux de terrain comme ça le Sénégal en manque encore. Est-ce que dinañ ko amaat? C'est un gros point d'interrogation. En tout cas, honneur à Bouba, repose en paix, la nation t'est reconnaissante et je pense qu'aujourd'hui c'est un repos mérité. Mais monsieur Thiandoum tey ni nga ko waxee groupe boobu noonu équipe boobu noonu en 2002 yàgg nañ bëggal Sénégal te tout le temps fu ñu dem sagal nañ tey bi nga leen gisaatee naataangoom yëpp daje ñoom Tony ñëw ki nga xamante ni mooy Henri Camara nekk fa El Hadj Diouf Ferdinand Coly ban yëg-yëg nga am. waaw xam nga man maa ngi toogoon ci seen biir parce que c'est une génération bu nga xam ne man sama nekk journaliste sportif dafa taseeg seen épopée. Donc ñu miin ma lool ma miin leen lool ànd ak ñoom campagne bu nekk ànd ak ñoom fu nekk ci Afrique mais bi ma leen gisee ñoom ñëpp boo xoolee seen xar kanam da ngay xam ne naqar am na ci tiis am na ci mais aussi da ngay delloowaat sa xel ci yàlla xam ne yàlla mayewul day abale ñoom doole du wéy kàttan du wéy mën-mën du wéy am du wéy bakkan du wéy tey ñoom ñooñu nga xam ne ñoo doon bégal Sénégal tey kenn mënatu ci daw 100 mètres yu mat loolu nga xam ne yàlla la moom abale woon nanguwaat naka mais aussi li ma gën a marqué mooy tey ñoog Pape Bouba ñoo doon ànd di daw ñoog Pape Bouba ñoo doon ànd di bégal Sénégal tey ñu toog di teeru néewu Pape Bouba y a rien de plus émouvant que ça moo tax dañu jooy ba deseetuñu rangoñ loolu day wane rek ne Pape Bouba dafa nekkoon ak ñoom nekkin bu rafet ku ci nekk ci ñoom boo waxee sa rangoñ dal ci sa dënn. J'ai voulu faire parler Ferdinand mënul wax ma bëgg a wax loo Diomansy mënul wax Ousmane Ndoye mel ni xale bu tuuti di jooy comme bébé mënul wax donc loolu day wane ni rek Pape Bouba am na fu mu eggoon ci ñoom. Henri moom kenn waxaale wu ko parce que Henri c'est le jumeau de Pape Bouba ñoom ñoo defandoo seen carrière junior te tey Pape Bouba ñëwam Suisse Henri daf ci jouer parce que Henri moo ko jiitu à Neuchâtel. C'est Henri qui a été l'un des joueurs à dire que woo leen Pape Bouba bu ngeen ko owee di ngeen am milieu terrain bu baax donc tey Henri li mu yëg ci naqar kenn mënu la ko wax te moom tamit bi mu déggantee ak Pape Bouba 2 jours lañ ci ne xaw ma 48 heures ñu ne ko Pape Bouba gaañu na mais gëmu ko dafa envoyé message jabaru ci message Pape Bouba jabaram ni ko effectivement Pape Bouba gaañu na donc tu vois que loolu yëpp dafa métti mu mel ni Pape Bouba da doon xaar Henri woo ko mu tàggoo ak moom soog a dëddu àdduna donc c'est une génération bu nga xam ne am nañu trop lu leen métti tey mais bon c'est ça la vie kullu nafsin saayixatil mawti li yóbbu yonent bi yóbbu Serigne Touba Khadim Rasoul yóbbu Seydi Hadj Malick yóbbu mag ñu tedd ñooñu fi nekkoon du fi bàyyi Bouba Diop du ma fi bàyyi du leen fi bàyyi yàlla na yéex mais yàlla na fekk ñu def jëf ju mag te je pense que Pape Bouba jëf ji mu jëf tey war na tax ñëpp fier kenn waru ko jooy kenn waru ko jooy xam nga lu ñu war a def ñeeku ñaanal ko cat bañ ko jiitu si bàmmeel loolu rek lañ ko ameel mais vraiment c'est un guerrier qui est tombé yàlla na ko yàlla yërëm merci beaucoup. مرابع خير الناس والنور يسطع
mbokk yi xarit gis di ngeen ko gisee noonu doomu Tëngéej daal di taxaw fii nag ñoom ñëpp daal di génn mag ndaw góor jigéen ngir teeru ki nga xamante ni mooy Pape Bouba Diop international footballeur nga xamante ni sigil na bépp der bu ñuul niñ ko waxee rek ci témoignage yi fan yëpp ni ngeen ko déggee mu nekk sénégalais bi nga xamante ni dafa dugal premier but mondial en 2002 boobu Sénégal waroon tasante rek équipe bi nga xamante ni mooy France nekkoon championne de titre année boobu noonu. وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع مباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصاع بخيف ومشعر زياد رسول الله بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله واثقا بحب الإله الهاشمي يتشفع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير معطي الكفر زكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك صلاة الله ثم سلامه فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسب الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعدتم قصيرا فلا نفسي بذلك عليك صلاة الله ثم سلامه على رحمة عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم يرفع عليك صلاة الله ثم سلامه مقامك محمود لدى الحشر تشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد
رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله